te yaa ngi ko ameloon déjà xaalis fayagoo ko yaa xay ku la leb 5000 fayagu la romb la dem jënd iPhone xaw ma ñaata à 1 million di nga ne kii daf may fonto kon yow da ngay yelwaan vaccin da ngay yelwaan nañ la baal bor bi yaa ngi chaque jour sa discours mooy solidarité internationale pour le financement des économies africaines sax xam-xam mun laa may nga ut des solutions endogènes pour financer ton économie lépp da nga koy yelwaan ba pare doo bañal sa bopp dara ci dépense de procédure parce que jënd na avion cool ne gañ wàcc pareeguñu ñu ne jënd na bateau de plaisance mooy gaalu noflaay du gaal gu ñuy jël di dem noppi wala yooyu waaye gaal goo xam ne su sonnee ba sonn daal dugg ci ñu dawal wër gore mu noyyi eeru géej gi daal di dellu si ñi naan 3 milliards ñi naan 6 milliards ci jamono jooju nga jël suñu xaalisu réew jël ci ay millions wala ay milliards yëpp Sénégalais yi mel ni ay xar naan maa ngi leen di yóbbu Kaffrine maa ngi leen di yóbbu Fouta loolu mooy irresponsabilité Macky Sall li mu def c'est un crime contre le peuple sénégalais irresponsabilité incompétence ak déni la boole moo tax man dama ne wax naa ko depuis longtemps bu ñëw rek day yokk ci bi fi newoon Macky Sall n'est pas légitime à diriger ce pays parce que su doon dafa yem ci incompétent rek ñu ne garaw mënul waaye bu ci boolee nag froideur ñàkk a yéeg sénégalais yi ñàkk a weeg sénégalais yi boobu problème bi day gën a garaw ba tax nag lii lépp ñu wax nii da nga ciy boole yeneen ak yeneen yu wane ni Macky Sall moom mbirum Covid bi mosu koo intéressé parce que bu leen fàtte ni ci jamono bi sénégalais yi jaaxle ñu tiital leen ba kenn ñemeetul ne leen kenn amatul génn au-delà de 19 heures kenn amatul génn te takkoo masque te loolu yépp di woon mesure yoo xam ne lu ñu mën a dégg la tëj jàkka tëj église tëj ci jamono jooju moom mi ngi signé ay décret signé na fi décret honoraria joxe ay xaalis yoo xam ne ay politiciens kese ñu séddoo jamono jooju la ñu am les rapports OFNAC ak keneen yu gën a scandale ci ni ñuy randalee xaalisu réew mi jamono jooju la ñu am rapport bi nga xam ne génn ci distribution aide alimentaire bi jamono jooju la ñu am ay complot yi préparé contre des opposants ba mu àndi fi li mu fi àndi ci réew mi jamono jooju la ñu am sénégalais yi jaaxle nañu tiit nañu nelawatuñu ñoom politiciens yi li leen intéressé mooy mburu ak soow c'est-à-dire même seen façon de parler mi ngi renvoyer à la jouissance noos mburu ak soow poñse ay wax yu ñàkk fayda te bañ koy def dañ ñëwoon xeex Covid moo tax tey Covid a ngi ni takkarnaase anañu kii gisuñu ko kii ñemewul wax mburu ak soow mooy séddoo xaalisu réew mi ci jamono jooju la ñu gis mu voté fi ay loi yoo xam ne ñëpp xam nañ ci mu jëm loi des Sénégalais yi léegi ku ne mais terroriste nga daal di modifier code électoral bi pour gën a mun a xañ ay Sénégalais seeni àq pour ñu mun a taxaw jàmmarloog moom kon responsabilité Macky Sall dafa rëy sañ naa wax sax ni il est le seul et unique responsable de ce qui se passe dans ce pays moo tax bu ko kenn essaie absoudre may wax sama grand frère sama xarit docteur Seydi su ñuy wax ni Macky moo responsable lii moo tax la gestion politique catastrophique de cette crise personnel médical bi c'est pas la gestion médicale et technique ngàcce gaalaama suñu personnel médical kenn mënu leen fay liggéey bi métti na risques yi bëri na waaye accompagnement minimal bi ñu waroon am amuñu ko te ñoom ñëpp xam nañ ko ku ci wéet ak boppam wax ko koo ci wéetal mu wax la ko kon ñun nekkuñu ci politique politicienne ba tax nag lii daf ñu àndi ci constat bi ñu wax mooy situation bi mbokki Sénégal situation bu garaaw la du situation bu tuuti état bi démissionné na état bi lajj na état bi wane na cuuneem waaye ndax dafa war a tax ñun ñëpp ñu démissionné déedéet
parce que du état bi la bakkanam di rot waaye ñun ñii sénégalais suñu bakkan di rot bu kenn ngalawaay weddeeti feebar bi parce que kenn ku ne ci ñun am nga ku la jege ku mu dal kenn ku ne am nga ku mu jege ku bakkanam rot man mii de semaine passée bële rek am nañ ci ñaar ci suñu biir parti te kenn ku ne am nga ko kon buñ ko sàggane buñ ko néewal parce que feebar bu am la te day reye te anam gi muy reye moo métti ndax di ñàkk ngelaw goo noyyee sa poumon di wër ngelaw goo noyyee ngay suffoqué ba jaare noonu dem loolu dafa métti kon dama lancer un appel à tous les Sénégalais bu ñu topp irresponsabilité état bi su état bi irresponsable nous le peuple nañu responsable te responsabilité boobu fa may jaar mooy njëlbeen bi ma njëkk a jaale famille yi nga xam ne ñàkk nañ ci ay nit ndax métti na trop massawu ñi mu dal te ñu nekk tey ci ay situation yu métti ci hôpitaux yi waaye du ma yem ci wax li nga xam ne mooy responsabilité Macky du ma yem ci wax lan mooy lajju nguur gi su dee mënuma cee boole ay proposition parce que dama leen wax ci njëlbéen ba ni li ma fas yéene waxtaan ak Sénégalais yi mooy tey man su doon maay président de la République naka laay gérer situation bi ñuy dund li yàqu na irresponsabilité bi ñu am ñoom tax na sacrifice yi sénégalais yi defoon yépp fi mu ne nii nen na parce que dañu defoon sacrifice ñu tëj nit ñi laaj ñu suñu xaalis ak yeneen personnel médical bi lu ne mu daj ko ci ba ñu dem ba doon am ay 1 cas ak 0 cas yu demee noonu loolu yëpp tey nañu jàpp ni nërmelu na kon lan moo ci des li may wax ci samay proposition mooy ci li ñuy wax en amont mooy ci njëlbeen ba dama gëm ni confinement waratul am Sénégal confinement du solution bi li tax du solution bi mooy benn boroom xam-xam yépp nee nañu ci réew yu mel ni suñuy réew confinement bi mënul am résultat parce que kër yoo xam ne boo fa demee di nga fa fekk juróomi nit fukki nit ak juróom kër googu ci boppam mën na doon li ñuy wax cluster mooy moom ci boppam mën na doon foyer boo xam ne fa la feebar bi di développé. ñaareel bi mooy mënatuñu génne ñoom fonds Covid 19 ba naan dañuy joxe ay kit alimentaire amatuñu ko pasar lañu xaalis bi te leb naa leb ba kenn bëggatu ko lebal dernier euro bon bi mu dem lebi dafa plafonné léegi capacité am te àdduna bi nag ne Sénégal di xam ni réew boo xool tey moo la gën a soxla boppam ndax ñoom ñëpp ñi ngi xeex ak feebar di génne ay milliards d'euros ou de dollars pour jënd vaccin Allemagne reconstruire kër yi fa yàqu kon réew yooyu tey tal nañu leneen lu dul di jox ay nit xaalis ñuy jëndi avion te lii bokk na ci jàngat yi ñu ci war a am mooy lajj gi ñu lajj ci wàllu économie parce que ci wàllu économie soo mënul créer li ñuy wax économie endogène mooy fexe ba li ëpp ci li ngay soxla nga produire ko sa réew su choc exogène ñëwee mooy su problème amee ci àdduna comme yow da ngay jéggaani lépp yow yaa koy gën a yëg ñeneen ñi tey Sénégal 80% li ñuy consommer dañ koy jéggaani 63% notre économie secteur tertiaire la secteur tertiaire du moom mooy supporter choc endogène exogène c'est-à-dire secteur tertiaire mooy téléphonie Sonatel Expresso et cetera wala banque yeeg assurance yi wala yu demee noonu loolu du mooy supporter choc exogène nga am mbay mu dëgër am càmm gu dëgër am napp bu dëgër am artisanat bu dëgër am ay industrie yuy transformé loolu moo lay permettre nga supporter choc yooyu te loolu dañ koo lajj Sénégal ba nga xam ne tey yelwaan rek la ñu mën a def